13h benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës dina bokk ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew mbokk yi jàpp leen ne boobaak léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci génn àddina nag seen ak lim ëpp na juróomi téeméer ci ay doomi aadama mbas mi yóbbu na leen niki démb jàpp leen itam lu tollook juróom-ñeenti ci ay doomi aadama ñoom ñoo jot toftalu ci woowule lim ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukki cas positif la ñu am daañu wax ci lu soxal wàllu yoon affaire Iba Thiam mu mel ne nag atte bi daal di nay daanu niki tey ji Dame Amar ak i ñoñam nag daal nañ leen di tëj lu tollook juróom benn weeri kaso ñu ngi leen toppee wàllu jëfandikoo drogue ak itam ñàkk taxawu ak doomi aadama woo xamante ni mi ngi ci ay jafe-jafe lu ñeel wàllu policier ba nag di Lamine Diédhiou moom moomee nag ñu ngi ko tëj lu tollook juróom benn weeri kaso yu ànd ak sursis ñu ngi ko toppee wàllu mbuxum wàllu yoon ba tey daañu wax ginnaaw jàmmarloo ya nga xam ne moom moo am ca Mbour extension xam ngeen ne boobaak léegi ndaw yaa ñu nga ca mbedd ya di taali pono ak yeneen yi ñu xeetoo ngir rek lànk wu ñu lànk ñu daal di toj seeni ay kër juróom benn nit ci fukk ak ñaari doomi aadama yi nga xam ne nag ñu ngi leen tegoon loxo daal nañ leen di xañ ngelaw lu féex jamono yi ca maison d'arrêt correctionnel jiwaanu Thiès daañu leen toppee lépp lu ñeel wàllu ordre public troublement de l'ordre public mbokk yi lu ni mel buñ ci noppee daañu dalal keneen koo xamante ni daañu waxtaan pocc bu am solo di Mbaye Sarr di secrétaire général bu SADEF xam ngeen ne moom mooy syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation daañu waxtaan lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi njeexital yi nga xam ne mbas mi jàngoro coronavirus daal na koy am buñ ci noppee daal di ci toftal li yéen kay xëy niki tey ji mbokk yi léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ma leen ko doon junjee sànq at wi daal dinay daanu tribunal correctionnel bu Ndakaaru ndak lu ñeel mbirum Iba Thiam ni ki tey ji la woon atte bi moom Dame Amar Pape Diadia Tall Aliya ak itam Bakary Fatima ak Djibril Ndiogu Bassène nag daal nañ leen di tëj lu tollook juróom benn weeru kaso ginnaaw itam biñ doon jëfandikoo drogue ak itam ñàkk taxawu ak doomi aadama woo xamante ni nag mi ngi ci jafe-jafe di fàttali rek ne policier ba di Lamine Diédhiou moom itam daal nañ koy tëj lu tollook juróom benn weeru kaso yu ànd ak sursis juge bi nag daal nay bàyyi ki nga xam ne moom moo di Louty Ba ak Amadou Niane ci fàttali itam ñoom ñooñee nga xam ne jàppoon nañ leen daal nañ leen di bàyyi ñu noyyi ngelaw lu féex ci fàttali rek itam ba tey mbirum Dame Amar ak ñoñam nag ginnaaw bi ñu leen bàyyee ba ki nga xam ne moom moo di seen ak avocat doon sàkku ñu daal di leen di bàyyik nég ndikku loolee nag mi ngi amoon ñu ngi leen tegoon loxo ci guddik ñetti fan jàpp ñeenti fan ci weeru avril atum 2020 ginnaaw bi tam ñu aaye woon lépp lu soxal wàllu dem ak dikk fii ci Ndakaaru daañ ci dikkaat itam nu mu gën a yaatoo ci suñu ndaw la nga xam ne mi ngi ñuy toppal woowule mbir ñu wax ci leneen mbokk yi ginnaaw nag ay ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi koy amale jàmmarloo ak yeneen yi ni xeetoo ñu dëkkee ca Mbour 4 extension nag doon bañ ñu daal di toj seen i ay kër juróom benni aadama nag ci fukk ak ñaar yoo xamante ni jàppoon nañu leen nag ni ki démb daal nañ leen di teg loxo ñu teg leen loxo nag ca maison d'arrêt correctionnel bu Thiès ginnaaw bi ñu leen doon aaye ñu def lu soxal wàllu manifestation ak yeneen i mbir yoo xamante ni xeetoon na ak lu ni mel boobu la xibaar suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu toogal ca diwaan bu Thiès moom Cheikh Anta Diop moo ñu ko baaxee. ñu wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju mbokk yi di jàngoro yi mbas meeg tolluwaayam ci mim réew maa ngi leen doon wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu nag jamono yi ëpp nañ juróom benn téeméer waaye jàpp leen ne ni ki démb lu tollook juróom-ñeent ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci daal di faatu fekki lim woowee nag ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk cas positif la ñu am juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaari cas contact téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante
xamante ni am nañu ko te xamuñu rek fan lañu ko jëlee junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett fukk ci ay test positif lañu def. ñu des ba tey ci jàngoroy coronavirus tolluwaayam ci mim réew diwaan bu Thiès naam yenn ci ay dogal yoo xamante ni gouvernement bu Sénégal daal dina koy jël mu mel ni nag foofee law teefuk virus ba ma ngay wéy di gën a bari ba tax itam askan wa ak ñi tam ñi ngànk wàllu kër docteur ñu ngay wéy di amal ay sensibilisation lu ci mel ni ca jàbba ya waaye itam ñi nga xam ne ay commerçant la nag bëgg nañ ci nguur gi mu daal di xoolaat bu baax a baax heure tijji gi ak itam heure tëj gi diwaan bu Thiès Cheikh Anta Diop ak Seylatir. mbas mi fii ci diwaanu Thiès mi ngi gën di jéggi dayoo loolee tax nag kilifa yi ngànk dëkk bi gouverneur préfet ànd ci ak maire yi ak waa service d'hygiène ñëw ci marché bi doon ko setal te ñu gën a ñaax ci ñuy ñëw ci marché bi feebar bi di coronavirus. lu ñu leen di wax mooy nañu respecter mesures barrières yi maanaam di raxas seen loxo saa su ne ak ndox ak saabu. bu ñu ko à défaut de ça maanaam bu ñu ko amul ñu wut solution gel hydroalcoolique respecter aussi distanciation physique bi di takk masque yi fu ñu toll waaw ndax mbas bi mu ngi fi donc daal ci gàttal ñu ngi lancer benn message de sensibilisation pour population bi yëpp mën a adhérer wu ci mesures barrières yi. jaaykat yi ak kuréel yi ñoom ñëpp nag dikkoon nañu. ñoom sax nee nañ rafetlu nañ mbir mi waaye nag ñi ngi sàkku nag ci gouverneur bi mu xoolaat bu baax heure yi nga xamante ni dañ koy tëj marché bi ndaxte metti na lool ci ñoom. ñu ngi koy ñaan ci yar ak teggin ñu ñëw bu ñu 19h bu mënee sax ba 19h30 mu jàppale ci commerçant yi rek wax dëgg yàlla ñu xam ne commerçant yi lépp lu ñu leen wax respecté nañ ko wax dëgg yàlla ñu ngi koy dundee li ñu jànkuwanteel metti na te lépp loo xamante ni bi droit de commune la wala droit de commune wala lu impôt buy fay douane commerçant yëpp ci kaw commerçant yi la dal. jaaykat yi nekk fii ci marché central bu Thiès ñu ngi sàkku nag ci gouverneur tawat yi nga xamante ni moom la ñu ko àggee mu taxawu leen ci ngir marché bi jaaykat yi di mën a jaay ba juróom-ñaari waxtoog lu teg ci ngoon ngir ñu mën a am lu ñu yóbbu seeni kër. jërëjëf Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñene la leneen itam loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaay yu xibaar maa ngi leen doon wax ne daañu dalal Mbaye Sarr moom mooy secrétaire général bu SADEF di syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation monsieur Sarr maa ngi leen nuyu. merci monsieur Diop maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu également képp ku nga xamante ne bi yaa ngi ñuy seetaan ci jamono bi rawatina également jàngalekat yi. ñu wax rek ci dogal wi wàcc ni ki démb mu ñeel décret wàllu catastrophe sanitaire yi nga xam ne jukkee nañ ci couvre-feu maanaam lu nu mel daañ ko wëyal ba ñaar fukki fan ci weeru février atum 2021 jàngat wi nga xam ne am nga ko ci wàllu wi. waaw jërëjëf monsieur Diop dogal bi dañu jàpp ne mënuñu wax ne dogal bi nekkul dogal bu rafet parce que le gouvernement du Sénégal dafay xeex pour que pandémie bi jóge fi. donc anam yu mu ko mën a xeexee la koy xeexee jàpp naa ne loolu moo waral mesure bi jóg mais ñun ci wàllu njàng mi ak njàngale mi dañu jàpp également que mesure bi dafa ñëw pour indi yenn gàllankoor yi. ndax xam nga ci jàngalekat yi dafa am ñu ci bëri ñu nga xamante ne bi dañ doon encadrer les élèves à domicile parents d'élèves yi jël seen doom yi jagleel ko jox ko yenn jàngalekat yi ñu leen di encadrer à la maison. avec mesure couvre-feu bi. jàngalekat yooyu mënatuñu respecter heures yi nga xamante ne moom lañ doon war a encadrer xale yi. ensuite élèves yi nga xam ne aussi dañuy def classe de terminale dañ doon regroupé wu ci ñoom seen biir la nuit di daje fenn di def ay cours di seen biir ñuy mottali li ñu leen jàngaloon di def ay exercices par rapport li ñu jàngaloon di tàggatu par rapport ak examen bi loolu également élèves yooyu mënatuñ ko woon def donc ñu gis ne loolu ay gàllankoor la yoo am également ci wàllu njàng mi ak njàngale mi donc moo tax ma jàpp ne mesure bi même bu fekkee baax na sa pertinence pose problème ba tax na ñun dañu jàppoon nag moment bi ñu nekk nii dañu waroon na def bàyyi nit ñi ñu évaluer fan yi nga xam def nañ ko parce que président de la République jël na ci njëkk na jël décret ñu observer état d'urgence ak couvre-feu pendant 12 jours mu tegaat ci 8 jours jagleel ko les gouverneurs ak les préfets des régions ñu jël ko mais bu ñu jëlee la maanaam muy 20 jours bala ñoo jàllaat ci beneen étape dañu waroon def évaluation boobu suñu évaluer woon sur l'impact social l'impact économique ba pare xool l'impact sanitaire su boobaa peut-être que mën nañu jël yeneen mesure bu fekkee ne évaluation bi jur na ne mesures yi ñu jël nii malgré que ñu ngi ko jël lii la jur
jëm na ci lu baax wala ci domaine bi su ko defee ñu jéem a redresser dans tel ou tel domaine. mais bul fàtte ne limug doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñooy am jàngoroy coronavirus ñi ci nga xam ne itam ñoom ñoo ci faatu jamono yi seen ak lim ëpp na juróom benn téeméer ci ay doomi aadama fàttali itam lu ñu mel région bu Thiès ak Ndakaaru la soxol ndax itam bu fekkee wéy lu ñu mel sànq yaa ngi koy gis ci reportage yi nga xam ne suñu ndaw def na ko donte Thiès jël nañ fa ay matuwaay waaye itam limug doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci am mbas mi mi ngi gën di bari. C'est vrai que loolu ñu ngi koy constater loolu également dafay poser le problème de la pertinence même de la mesure parce que bu fekkee dañu jël ay mesures def ko wër-fa teewul mbas mi di gën di yóbbu cas yi di gën a yokku dafay waxtu également est-ce que mesure bi ñu jël nii c'est pertinent parce que li ma mënul comprendre mooy pourquoi ñu jagleel mesure bi 21h ba 5h du matin est-ce que virus bi guddi la fay propagé wu loolu également c'est des interrogations que les gens se posent mais li ñu constaté ñun que bu ñu jëlee mesure bi ak léegi surtout par rapport ak Dakar fii bu la yàlla yóbboo ci heure de descente nga xool point yi nga xamante ne bi ci la nit ñi dajaloo pour war a ñibbi seen kër loolu yéeme na yéema bu nga xamante ne bi nit ñi bu kaar yi ñëwee ni ñu koy songee raj-raj lu boobu rek kenn ku ci nekk boo amatoon virus bi sax mën nga ko fa contracter ensuite li ñu gis également les policiers di def ñu ngi rafetlu également seen taxawaay mais quelque part également daf ñuy poser ay interrogations parce que boo xoolee nit ñi nga xamante ne bi takkuñu masque bu ñu leen jàppee di leen dugal ci oto bi mais foofu également am na benn rassemblement bu ñu occasionné foofu ci biir oto bi ba kenn ku nga xamante ne bi jëloo ko woon également mën nga ko fa contracter donc damay gis na boo yeexee li ñu naan saafara bu jur jàngoora moom la mesure bii di nar a doon ba moo tax man li ma jàpp que dañoo war a seet def évaluation parce que bala ngay jël beneen étape da nga war a évaluer xool impact bi ba xam est-ce que c'est positif est-ce que c'est négatif yan aspect nga war a redresser ensuite mënuma comprendre aussi que mbas mi boo xoolee Kaolack ma nga fa Saint-Louis mu ngi fa région de Diourbel mi ngi fa presque partout au Sénégal cas yi mi ngi yokku ba pare ñu centrer uniquement les mesures de restriction à Dakar et à Thiès loolu également personne ne comprend. da nga jàpp ne dañ ko waroon boole ak arrêté bi ministre de l'Intérieur jël aaye les rassemblements ak les cérémonies ak yenn manifestations yi ci place publique yi jàpp naa ne mesure bu baax la te dafa war a law ci fépp partout au Sénégal partout au Sénégal mesure yi dafa war a law rassemblement yi dañ ko war a aaye cérémonie yi dañ ko war a aaye mais bu ñu fekkante ne dañ ne uniquement à Dakar et à Thiès mais ñi nekk par exemple Diourbel wala Kaolack mais ñi ngi ko ni def ay ngénte ñi ngi ko ni organiser ay cérémonie de deuil mais loolu également te nit ñi mën nañ fa dem daje fa ak mbésu donc bu ñu jël mesure nañ ko jël pour tout le Sénégal sur l'étendue du territoire national ci la mesure war a appliqué wu mais waruñu ko yamale Dakar yamale ko Thiès bàyyi ñeneen bu fekkee yaa ngi def ab taxaw seetlu ci lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi ci réew bu Sénégal bi fi mbas mi ganesee ak léegi ci wàllu jumtuwaay ci wàllu matuwaay ak itam dandante beeg yu ni mel boo doon def ab taxaw seetlu ban bilan lañ ci mën a tiré jamono yi donte jàngoroy coronavirus. bon jàpp naa ne le bilan moom bilan bi c'est un bilan mitigé pour ne pas dire négatif. parce que dandante moom amul ci école yi. déjà man def naa fi tournée deuxième quinzaine mois de novembre bi yóbbu na ma région sud ba Kédougou dem naa si école yu nga xamante ne bi élèves yi ma fekk foofu ñeenti élèves ngay fekk ñu toog par table dugg naa ci benn école bu nga xam ne classe bi fekk naa fi juróomi élèves C ñu teg leen par table te amul masque donc jàpp naa ne également loolu dandante mën a fa am te ma gis ne également le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'éducation nationale comme mbas mi dafay nuyoo si dugg si fii depuis le mois de mars 2020 tax ba école bi xaw a retardé ci ubbi bi mais jàppoon naa ne le ministère de l'éducation dana jël ay matuwaay yu mat sëkk jël tout le matériel adéquat envoyé ko établissement scolaire yi pour que ñoom en amont ñu mën a préparer wu en conséquence pour xaar école bi tijji mais dañu gis ne bi école tijjee dañoo bàyyi élèves yi ak jàngalekat yi noonu ñuy dem di dem parce que am bul fàttali ko également que dans notre pays on était tombé dans l'autoflagellation naan ñun ñu sommes le premier pays en Afrique et le deuxième pays dans le monde à avoir lutté contre la pandémie loolu demoon na ba nit ñi bàyyindiku ñu wàcc école yi noonu muy dem nit ñi di seet ni ñu koy dundee affaire bi di gën di dem ba finalement mi ngi def ay jéego li ñu gis ministère de l'éducation def mais c'est vrai que lu baax la parce que bu jëlee ci fonds de l'État yi jagleel ko li ñu naan budget Covid. loolu dinañ ci ñëwaat waaye laataa loolu lépp lu soxal wàllu programme beeg tëralin wi ku nekk xam ne itam njeexital yi bari na lan ngeen jàpp jamono yi ci lu soxal wàllu programme beeg ni ngeen di def ba élèves yi daal di dabuwaat. pour le moment moom programme bi mi ngi ni muy déroulé nii baax na amagul benn tolof bu nga xamante ne bi am nañ ko parce que élèves yi ñu ngi jàng malgré retard bi ñu amoon nii ñi ngi jàng ci conditions yu mucc ayib malgré que ñi ngi tiit ñeneen ñi ngi jaaxle ci pandémie bi parce que phénomène la bu nga xamante ne bi aussi kenn mënu ko occulter
enseignants yi ak élèves yi yenn également ñi ngi sóoraale loolu nga xam ne dafa am un impact psychologique déjà bu nekk ci ñoom ba tax na déjà loolu ñu ngi koy sóoraale mais teewul pandémie baa ngi affaire baa ngi continuer ñun kay li nga xamante ne bi moom la ñuy wax comme ñi ngi jubal ay vacances du premier trimestre dañu jàpp ne bu ñu demee vacances boobu noonu dana durer presque une semaine wala lu ko xaw a ëpp tuuti boobu dana xaw a am tuuti accalmie li may ñaan autorités yi suñ élèves yi demee bër période boobu élèves yi di bër nañ ci profité corser les mesures interdire sur l'ensemble du territoire national les manifestations moo xam cérémonie familiale moo xam cérémonie de deuil moo xam ngénte moo xam manifestation bu mën di doon nga xam day drainer du monde ñu profité ci interdire ko corser mesures yi pendant cette période là ñu xaar pendant au moins une semaine wala 10 jours ñu évaluer bu fekkente ne mbas mi cas yi wàññeeku na alhamdulilah école bi ñu ubbiwaat ko maanaam ñu xool lan lay war a jur mais bu fekkente ne def nañ ko te cas yi di continuer man aussi damay proposer ñu décaler waat la reprise des cours d'une semaine encore pour voir parce que contexte bi ñu nekk nii les élèves ak jàngalekat yi ils sont un peu exposés parce que tiit nañ tiit bu nga xamante ne bi déjà parce que loolu seen xel dalul donc bu ñu gisee cas yi ngi yokku ñu gis ne tel département wala ñi naan am na dese fële loolu da leen di tiital ba tax na daal man li ma jàpp mooy war nañu yéegal mesures yi bu élèves yi bëree période boobu noonu le président jël mesure yéegal corser un peu mesures yi les mesures de restriction sur l'étendue du territoire national bu période boobu jàllee ñu évaluer bu fekkee cas yi wàññeeku na ok les élèves peuvent reprendre les cours normalement bu fekkee cas yi gën na yokk également ñu yokkaat ñu toxalaat kii bi ba nga xamante ne bi au moins décaler ko d'une semaine su boobaa peut-être ñu jéem a xool nu ñuy maîtriser la situation te peut-être les mesures d'accompagnement yi nga xam ne moom la état bi envoyé auprès des établissements dina mën a àgg ñu mën koy utiliser à bon escient pour que élèves yi ak enseignants yi mën a nekk ci ay conditions yu mucc ayib par rapport ak mbas mi. daañu ñëwaat ak yow ñu wëyal xibaar yi wax ci leneen jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu artisanat nag ca diwaan bu Kaolack ngir daal di joxe ndimbal wi nga xam ne moom moo jugee ci gouvernement bu Sénégal ñeel ñi nga xam ne ñoom ñoo di artisans yi ndax itam ku nekk xam na ne jàngoroy mbas mi laal na leen bu baax a baax ñu teewlu ay kàddug Pape Amadou Ndiaye ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Diamé moom moo ko taataan. ñun tey président de la république Macky Sall ci baaxam ci yaatoom ak yërmandeem moo ñu yónni pour ñu indi ndimbal li nga xamante ne moom la jox artisans yi ñu ñëw jox ko askan wi loolu la ñuy wax aide Covid. tey jii nag yàlla dafa def ñu ñëw ci région boo xamante ne région bu am solo la di ñaan artisans yi ñu wan ñu teey dal bi nga xam ne moom la ñu wanee ba bas bi amee ba tey ndaxte tey li ñu indi enveloppe bu njëkk bi mooy 5 milliards mu des 20 milliards ndax 25 milliards la ñu président jagleel kon 5 milliards yooyu su egsee xel nangu na ne dina am ñu jot ak ñoo xam ne du ñu jotati kon ñi nga xam ne jot nañu sant yàlla ñi nga xam ne jotaguñu nañu taaxirlu incha allah lañ ci man suñu kéem kàttan dinañ ko def ba ñoom ñëpp ku ci ne la nga war a jot incha allah di nga ko jot. nga gis ko noonu Amadou mu mel ni jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu artisanat mi ngi doon dem di jox ndimbal yenn ci ay artisan ndax itam ku nekk xam na ne jamono yi inde bi fépp lay suusee yéen ci seen wàllu bopp la ngeen jot ngeen wala am nañu jot ba pare wala jotagu leen dara. waaw ci wàllu ndimbal bi loolu la ñuy ministère éducation tuddee budget Covid. parce que dafa am benn allocation bu ñuy jox école yi chaque année. ma jàpp ne en 2018 2019 allocation yi ni mu daan ñëwee dañ ko wàññi ba mu fay jox nit ñi école yi presque le tiers. 2019 2020 at daaw amul benn école bu jot benn allocation donc par rapport à le budget de fonctionnement. ren bi école tijjee c'est au mois de janvier le 8 janvier ci le ministère de l'éducation nationale jël dogal. pour attribuer les allocations destinées au CAC ci école yi mooy contrat d'amélioration de la qualité. école yi pour ñu mën ko jot. ci kaw loolu également mu taftal ci benn montant important jagleel ko budget Covid pour que école yi mën ko jot. mën a jéem a jël ay matuwaay par rapport ak mbas mi. li may déplorer kay mooy pourquoi le ministère de l'éducation nationale. envoyé wul woon loolu jëltoon ay dispositions balaa école bi di tijji. fonds yooyu àggoon nga xam ne école yi suñ tijjee rek. mën koo jëfandikoo
ñu jël ko tàmbali parce que kenn ku nekk xamoon ne Sénégal école dina tijji te mbas maa ngi fi donc taw comme mbas mi jeexagul matuwaay warul jeex dañoo war a gën a dooleel école yi am ay mesures d'accompagnement yu wër yu ñu leen mën a jox pour que école yi au moins mën a am les fonds qu'il faut pour permettre ñu mën a xeex ak mbas mi mais xaar ba école bi dem ubbi le 12 novembre ba ñu ñëw le 8 janvier ministère bi di door jël ay matuwaay pour envoyer fonds boobu noonu ci école yi ba tax école jamono ji may wax yow nii am na établissement yoo xam ne jotaguñu ko parce que fonds bi dafa war a dugg seen compte yi ñu mën koo jël jëfandikoo ci parce que dañu ne école bu ci nekk da ngay def benn comité bu nga xam ne moom mooy permettre ñu mën a xeex ak pandémie bi équipe pédagogique bi lay dajaloo ak les CG ñoom ñoo ci dajaloo pour ñu mën a élaborer seen budget par rapport ak nu ñuy xeexee mbas mi jël ay matuwaay yu mat sëkk mais ba instant yi may waxee nii am na établissement scolaire yoo xam ne jotaguñu fond boobu te mbas maa ngi continuer di dem kaa yaa ngi continuer di yokku donc loolu mooy tax ma jàpp ne ministère de l'éducation warutoon a toog ba heure bi mu koy envoyé d'autant plus que mbas mi ngi foon te école bi day tijji il fallait que en amont fonds yooyu dem nga xam ne ay mesures d'accompagnement la élèves yi dañ ko fa fekk jàngalekat yi fekk ko fa bala école bi di tijji directeurs yeeg chef d'établissement yi dana jël ay matuwaay xool yan dispositions pratiques la ñuy jël pour doter les élèves ay moyens pour régler ay jafe-jafe maa ngi ko doon dégg ci conseil des ministres bi le passé njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall di ci àddu maanaam lépp lu soxal wàllu indemnité yi jamono yi fan lañ ci toll. oui déjà loolu également dañ koy wax pour le déplorer. parce que au Sénégal la ñu gis ne jàngalekat yi. bis bu ñu liggéeyee ba pare. ndàmpaay bi war a ñëw ci liggéey boobu noonu. dañuy def ay grève di def ay sitting di def ay marche pour ñu jot ko loolu du dëgg du yoon. te jàpp naa ne ñoom ce sont les seuls agents de l'État yoo xam ne ñoom ñooy recourir à ces moyens là pour ñu jot la ñu war a ndàmpaay boobu. donc loolu jekkut rafetul waruñoo toog ba mois de janvier jàngalekat yi di yëngal pour mën na au moins président door a wax loolu war nañ jël un dispositif bu nga xam ne. jàngalekat yi li ñuy wax caisse d'avance. war nañ ko am au niveau des académies. nga xamante ne bii kenn ku ci nekk booy def examen boo ñëwee rek nga jaar ñu mën la jox sa ndàmpaay nga mën a dem su ko defee affaire bi jàmm na ñooy mais aussi comme président peut-être que àdduna na ci joxe instruction jàpp nañu instruction yi non seulement dinañ ko jëfale mais aussi dinañ jël ay matuwaay yu nga xamante ne bi ëllëg gi si biir également loolu du amati wàllu dëkkuwaay ñu rapidement waaw également gis nañ ne président aussi jël na dogal aussi wax le ministre des finances et du budget pour que mu relancer aussi les prêts DMC te damay fàttaliku également que ne les prêts DMC depuis avril 2010 jusqu'à présent ci lañ ko gëj a fay donc ñi nga xam ne yor nañ ay convention de prêt war a jot seen xaalis ba léegi si ne trésor mun leen fay parce que déjà alloué wuñ fonds bi pour mu dem donc bu président de la république ñëwee jox instruction ministre du budget pour ñu fay ko jàpp naa ne non seulement ñi nga xam ne amoon nañ ay convention toog di xaar dañ leen war a fay mais ñi nga xamante ne bi aussi ñi ngi doon déposer di xaar ba léegi président war na def benn fonds supplémentaire pour permettre effectivement à tous ces gens là qui attendaient ñu jot seen xaalis pour que ndàmpaay bi également mën leen dimbali ci wàllu dëkkaay bi jërëjëf temps bee ñu xaw a xocc may fàttali ne moom mooy Mbaye Sarr di secrétaire général bu SADEF di syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation mu doonoon suñu gan ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen patronat wu agent de voyage yi nag fii ci réew bu Sénégal amal nañ ab tëralin maanaam ab cahier de charge yoo xamante ni bëgg nañ njiit bu réew bu Sénégal daal di respecter la nga xam ne moom la ñu dëxëñ ci biir naka doon itam daal nay addu ci lépp lu soxal wàllu ajub màkk bi ci atum 2021 dañuy teewlu ay kàdduk Pala Samb ci micro Abdoulaye Diop ak Mohamed Sow Dian. Ancienneté am ci minimum 5 ans loolu mooy li ñu proposé. beneen bi mooy des garanties solides li ñu tuddee garantie solide mooy ku sa banque wóolu nga dem mu jox la 200 millions nga dem yóbbu ko caisse des dépôts et de consignation loolu mu nekk garantie bu fa nekk parce que li tax mooy banque bu la joxee kayit pour lever fonds yooyu dafa am procédure c'est pas dans les 48 heures or que caisse des dépôts et de consignation dans les 48 heures ils peuvent lever les fonds pour régler lu ñu bëgg a régler kon donc boobu war na te loolu xel da koy mën a téye ndax mën ci cahier de charge yi dañu proposer 400 minimum bu ñu lay jox quota mu nekk 400 waa 400 pèlerins boo ko jëlee fois 3 millions bi gën a standard bi gën a tuuti boo jëlee 3 millions bi gën a tuuti mais day nekk 1 milliard 200 tey jii joxeeguñu quota xamaguñu kan xamuñu quota bi ñaata la booy dem ci ban base ngay demee beneen bi mooy ñun ñi xamaguñu ndax aj dina am wala du am moo tax ma ne ministre bi keroog def leen communiqué ak délégation ngeen wax ak sénégalais yi ñu xam ne aj daal waxuñu ne day am ku yor sa xaalis téye ko.
moom Pala Mbengue moom moo nekkoon ganuk info du matin ñu wax ci leneen di tiis yi nga xam ne daloon na suñu kaw niki dibeer wi lee ñu di génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Jean Meissa Diop jamono yi nag ma nga ñu denc ca sëkk yu mbalaxaat nag ca diwaan bu yu njaga ñaaw ay jegeñaaleem waajur xarit ñoom ñëpp ñëwoon nañ ngir daal di koy gunge ci këram gu mbunj suñu ay ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca woolu diwaan itam demoon nañ ngir daal di teewee mbir mu ni mel Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. mbokk xarit ay journaliste ak ay kilifa ñëpp daal di ñëw ci église bu Ndiaganiao ngir fekkee messe bi nga xam ni moom la ñu jagleel dem si yàlla Jean Meissa Diop. ginnaaw mees ba ñu daal di dem village bu Mbalaxaat foofu la kër gi nekkee njaboot gi rafetlu taxawaay bi ak teewaayu nit ñi ba noppi ñu yëkkati yi kàddu jagleel ko dem si yàlla Jean Meissa Diop. li ñëpp wax rek loolu mooy dëgg ñëpp bokk nañu ak seede ne Jean modèle la Jean référence la Jean royukaay la Jean kenn mënu ko amul foo mën a jaar rek nga wax ne Jean am na lii manqué na ci moom au contraire devant moom yow yaay am li ngay xoolaat sa bopp. kon kooku royukaay la pour tout le monde. kilifa politique ay journaliste ñëpp daal di ñëw ci messe boobu waaye tamit daal di dem ci rob bi. njabootam ñàkk nañ mais ñun également la presse sénégalaise particulièrement le groupe Walfadjri ñàkk nañu parce que Jean ci ñun la bokk ku xam Jean ci Walfadjri nga ko xamee ñun ci suñu carrière bu modeste bi ñu am Jean daf ci jouer rôle bu mag ndax man mii di wax ak yow Jean moom indi Walfadjri en 2005. te li ma fa nekk yëpp mën naa ne ci loxoom la jaar donc ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di wax njabootam ne ñàkk nañ mais ñun également ñàkk nañ waajur ci ñun ñàkk nañ également journaliste bu amoon talent. journaliste bii di Jean Meissa Diop rob nañ ko ci cimetière bu Mbalaxaat bàyyi ginnaawam njaboot ji nga xam ni ba léegi ñu ngi dund mettit bi. Abdourahmane Diallo moom Jean Meissa nag nekkoon suñu naataango waaye itam suñu doyen ci métier wi nga xam ne ñu ngi koy def ci samay kàddu ba tey groupe Futurs Médias di wéy di ko jàll njabootam ak i jegeñaaleem ñu wax ci leneen loo xamante ni bokk na ci ponk xibaar yi li ci yéenekaay yi. jërë ngeen jëf ndakaaru ak kees gi ñu soloon ci kees dañuy wéy di des ca kees ga ba léegi ubbi l'observateur couvre-feu gi ñu tegoon ci ndakaaru ak ca kees gannaaw ba mu jeexee état bi dàbbaliyaat na ko dañu koy wéyal ba samedi ñaar fukki fan ci weeru février atum 2021 président de la république Macky Sall moo proclamé état catastrophe sanitaire ministre intérieur jërub arrêté ngir ñu wéyal couvre-feu bi ba ca kanam Walf Quotidien nañu boole kookit ya ñu doon aaye yëpp ci réew mi nee nañu tey ji la ñu ko gën a aaye muy ngénte yi di céet yi réception yi xew-xewi diine yi ci gàttal lépp loo xam ne day jur ay ndaje ki Macky Sall kuraan ko source wa moom gisee ko neneen mu di feetkat yi maanaam ñi bëgg feetu ci seen xol ay mbumbaay ki rumbaay fatwa ñu leen tegaloon ba léegi teggiwuñu ko journal bi nañu suñum réew di Sénégal léegi tey mu yegg ci juróom-benn téeméeri bakkan yu rot ci réew mi ndax coronavirus bi démb rek fukk faatu nañu fi téeméeri ka coronavirus ak fanweer ak ñett yu yeesit feeñ nañu fi libération nañu guddi ñu toll li woppi coronavirus ji tëral ci réew mi boo doon xayma seenub lim ñu ngi toll ci ñetti junniy doomi aadama ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent La Tribune nañu Macky Sall waxal ndax wax jot na heure bi romb na garaaw ci musiba ci lañu jëm nekk coronavirus yi ñoo ngi gën di takkarnaase ci réew mi ñi muy faat ci réew mi lim ba ëpp na ab xiifit mi ngi bëgg a yóbbu askan wi sil xafaar nit ñi sonn nañu nit ñi jaxasoo nañu anki dina kay xamal ñu ne ci réew yi nga xam ne mbas mi fa la ëppee lu mu faat ci dénd Afrique bi suñum réew di Sénégal ma nga cee dellu gannaaw ndànk-ndànk terewul nag jaloore ji ñu defoon ci xeex Covid-19 bi ba tax mu jëloon deuxième place ci àdduna bi loolee mi ngi koy ñàkk ndax muy Sénégal di Gànnaar Mali Afrique du Sud ak Nigeria deuxième wàgg gi ñu dund ci coronavirus bi ñoo nga cee daj lu dara jarul Vox Populi nañu dëgg la coronavirus bi ma ngi faat waaye am na it ñeneen ñuy faatu ci réew mi ci anam yu gaaw te yéeme ni ci benn semaine rek ne mekku nañu fi juróom-benni doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci anam yu doy waar mu di ci Ndakaaru di ca Touba ak ca Nioro fu ca nekk dégg nañu fa ku faatu mbaa ñu faatu ci anam yu yéeme la si ne kay nañu kuréel gii di association des maires du Sénégal li mu ñàkk ci ay membaram ci juróomi weer yi ñu génn kenn xamul lu mu toll ne Magaye Gaye maire bu Maka Yob dem na Soni Guignane maire bu Thiali Ndial gi dem na Amadou Bekay Diop maire bu Ross Béthio dem na Abdou Ndaw maire bu Mbadiane dem na Idrissa Diallo maire bu Dalifort dem na maire bu Mbelakadiao
Kajaw dem na Pape Diop maire bu Koki dem na Malang Thiam maire bu Diouloulou dem na ñu dem ci journal lii quotidien fekki fa maire bu Ndar di Mansour Faye ubbil yéenekaay bi journal bi nee nañu la ñu ko santoon moom Mansour Faye mu di ceeb ak diwlin maanaam dundi gi mu fi doon séddale di aide d'urgence alimentaire gi mu wax nu mu ko doxalee lu ca nekk mu wax fan la ko dugal lii quotidien nee nañu Mansour Faye def na ko ba boole ko ak i justificatif am comité suivi fonds force covid 19 gi général François Ndiaye jiite ñoo ko xamle ñoo wax ne Mansour Faye ma ne woon ministre développement communautaire ak équité territoriale rendre na compte ba boole ko ki preuve yuy firndeel ni mu doxalee aide d'urgence alimentaire gi di ndimbali nguur gi doon baaxee askan wi seeni gët xonxoon ci jamonoy mbas mi tàggat yaram ak journal record mi xëyee footballu Angleterre Chelsea ak Wolverhampton la ñu yéenekaay bi nañu danañu football tey jii 6 heures ci ngoon journal bi nañu Edouard Mendy ak i gaayam di waa Chelsea ginnaaw jëluy takarnaase yi ñu nekkee fan yi ba tax ñu dàqoon seenub entraîneur Frank Lampard ci match-up tey bi ci la ñu mën a jekkalaatee seen toogaay ci la ñu mën a defarwaat stade yéenekaay moom it xëy ànd ak record yéenekaay di waxtaanee footballu Angleterre journal stade li mu ñu bindal ci xëtamu njëkk moo di Manchester City dóor na kurpañ bu dal bu noppi teg pression Manchester United ki dundul benn pression sunu lamb nee nañu moo di mbër mi di Ama Baldé mi ngi dalal xelu ay fansam boole ko ki di leen wax lu ñu mën a dégg sëll bu ndaw di Ama Baldé mi ngi xamal ay fansam ci sunu lamb ne bu ñu tiit bu ñu ragal ndombal tànk roi des arènes ga ca tànk Modou Lo dana dem duma ko daan ko tekki ndombal tànk li takkal ko boppam. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye beneen ab Mamadou ci beneen ab studio moom ak Mairie Bey Diouf nuyu naa leen. ñoo ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yi internet yi. Mamadou tey démb mu mel ni laataa ma doon tëdd gis naa mise à jour bu bees ci WhatsApp ndax mën nga tey dikkaat ak mbokku téléspectateurs yi. waaw tey moom dinañ ci ñëw am ci pàcc bu yaatoo yaatu ci loolu nga xamante ni mise à jour yooyu nga xam ne gis nañ ko. wala ku nekk tey ci suba si. depuis démb la commencé sax mais tey daal ci ku yeewu rek. gis na sa WhatsApp. am benn jëfalin maanaam def ay statut comme ñun niñ koy defee. dinañ amal explication bi léegi ci kanam. ci li xew ci biir internet bi. léegi lay doon li xew ci internet bi nag Mamadou Ndiaye ak Mairie Bey Diouf ñun itam ñu jaari fa daal di yëkkati jotaay wi dig dajee ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média lu mooy loolu itam ñu bàyyi leen ngeen wëy ak suñu ay programme kenn dal ak jàmm.